ok asalaamaaleykum auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum Rose asalaamaaleykum sama oustaz Alioune Sall sama fans bi asalaamaaleykum Abdou Karim Fikou président des jeunes de Bambilor tey nag dañuy waxtaanee ci mbirum yarum gone yi bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullah Aziz maa ngi lay ziar sama grand frère sama xarit di ziar itam suñu kilifa bi toog oustaz Alioune Sall mi nga xamante ne il a eu l'aimabilité déplacé wu ñëw fekk ñu fi alors ñi ngi kontaan tamit ci de recevoir Abdou Karim bi nga xamante ne moom itam mi ngi jógee ba Bambilor ñëw vraiment c'est loolu moom neex na ci xol torop nit nga woo ko mu jógee fu sore am yëg-yëgu ñëw ngir intérêt wu li nga xamante ne moom ngeen di waxtaanee li ñuy waxtaanee nag Aziz du leneen lu dul mbirum éducation ak xale yi c'est-à-dire yar bi nga xamante ne pardon moom moo nekk ci suñu njaboot gi ak ci seen biir éducation c'est-à-dire fii ñuy jàngee ci seen jànguwaay dina ko weesu sax parce que du doon rek ci seen jànguwaay ci seen dëkkuwaay itam ak yu demee noonu ñu seetlu yu bëri yoo xamante ne mu ngi am fan yi ci suñu réew yoo xamante ne xalaatuñ ko woon avant loolu laay wax léegi balaa ñuy jël micro bi ma ne avant da nga daan gis bus bu rombaan sax nga taxaw ci buntu école wala nga taxaw ci mbedd rek nga jékki-jékki rek daw ndax da nga naan ci sama nijaay bu ma gisee wala sama professeur bu nekkee ci bus bi wala yu demee noonu léegi ñu gis ñeme boo xamante ne ñeme bu extraordinaire la ci xale yi ak ci seeni ñi leen di jàngal ak ci seeni professeur ak ci seen naka la wasila laa ko mën a wax parce que loolu la sax loolu la ñuy doon ci ñoom bu dee jum naa oustaz nga jubbanti ma professeur nga yow itam en fait professeur nga yaa ngi am école di jàngale itam loolu nan nga ko gisee oustaz alhamdulilah maa ngi am mbégte dellusiwaat ci jotaay bi xawoon nañu fi gëj ca jamono yële dëgg la maa gaa yi si bokkoon daje keroog di la jaajëfal yàgg Abdoul Aziz ndax dañ leen faral di déglu ci thème yu am solo di dalal sunu gan gi Abdou Karim di ko jox nuyoo waa Bambilor Rose dangaa laaj bu am solo nit da daan séen ki ko jàngal daw léegi day séen ki ko jàngal ñuuxu ko dafa am ñaar yoo xam ne dañ ci daan bàyyi xel âge mooy dawal oto ak jàngal nit dañ ci daan xool âge jàngalekat bi daf daan mag ki muy jàngal bëtu papa rek la ko mën a xool dawalkat bi daf daan mag oto bi muy dawal ñaar ñii bu ñu ma see am rek koo séen mën a ca rek nga xam ne kii mi ngi ci léegi nag ñiy jàng ak ñiy jàngale benn âge la ku dem ay 2002 yi leen fi ñëw ki ñu jàngal ak ki ko jàngal léegi nag ca dëgg-dëgg bu ñu xoolee tëralinu nit ak nit jox ko respect day xaw a jafe lool ndax moom mi nga xam ne moo lay jàngal te magu la buñ ko deful formation pure bët bu set moon ne le li may toon doon ndaw may sa kilifa léegi xale bi day fipp ne ko doo sama kilifa moo tax dañu war dellu ginnaaw dellu siwaat njàngale moo xam ne nit ñi ki ñuy jàngal maanaam boo jëloon daam mbooj yóbbu ko ci école muy jàngale gone yi muy jàngal moo leen mag am na yu mu dul def am na yu mu dul wax su ko defee xale yi dañ koy xoolee bët boo xam ne dañ koy bëtub kii moo nu mag moo nu yilif moo tax Roos nga daan gis ki lay jàngal nga séen ko ca cinéma ba muy dagg billet nga dem ñibbi yow pour yow foofu duggal dana la gis te bu la gisee bu subaa bu la dóorut it xool yi mu daan xool rek problème la ci yow loolu moo ko waraloon léegi nag âge bi seetuñ ci léegi loolu ki ñuy jàngal ak ki ko jàngal ñoo marché moo tax langage bi seen diggante dëgg la bu ko ki ko jàngal bëggee wan ne ko maa la yilif rek xale bi fitteeku ne ko yilifoo donc premier problème bi mooy âge bi très bien du région nag ne na xale bi fipp déedéet kenn waxu ko na fipp kenn waxu ko na xeex
waaye nag nan ko xoolaat bu baax a baax tëral leen jàng mi tëral leen woowu. wa shukran. mais man leen laa bëggoon xam moo di est-ce que mag yi. amuñu responsabilité ci yarum xale yi. kay Abdoul Aziz. nit ku ne day xëyee ci kër. bàyyi fa yaay bàyyi fa bàyyi ñooñu am na lu ñu war a def d'abord balaa nit kee ñëw école nit ki day dem tibbi indi defe naa da nga dem marché mas ngaa seen marché ko fa taal jin waaye la ñuy taal ci kër ga ca marché ba la ñu ko jëlee ñëw taal ko ci dëkk kër ga mu nekk ko añ mbaa reer école noonu la kon waa kër gi ñoo war a yar d'abord door a yóbbu ci école ba léegi kooku dana bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo ko yar ba noppi yebal ko ci école ba ak la tax mu fay dem waaw kon yar bi fu la war tàmbalee waaye nag léeg-léeg dañuy faral di nekk li ku mas a ñëw ci sëriñ doom ja daa fer mu ne ko damaa bëggoon nga yaral ma ko mu ne ko dangaa yéex a ñëw ne baax na mu amaat jeneen doom ñu ngénte ba ca ngoon mu yët ko mu ne ko dangaa yéex léegi nu may def mu ne ko waaw kay bi nga tollee ci yar takk soxna war a am doon boroom kër ci ngeen di seet yéen ñaar nan ngeen di ànde pour am kuñ mën a yar lu am solo jërëjëf ci laaj bi ma damay ëlbatiku ci Abdou Karim moom mii di jiite benn kuréel boo xam ne moom mooy président jeune de Bambilor je crois que Abdou Karim da ngay politique jeunes yi ngay jiite est-ce que parce que fu mu nekk nii gis nañu politiciens yi comportement yu ñuy am ci télé yi ci débat yi ci plateau yi ci même assemblée nationale gis nañu comportement yu politiciens yi di am est-ce que amul benn responsabilité boo xam ne yaa ngeen di ko jouer te yéen jeunes yi tey parce que bon am na benn am na une fois seetaan naa télé benn député jeune boo xam ne moom moo doon rectifier sax di recadrer benn naataangoom boo xam ne xam naa ne moo ko mag di ko recadrer waat donc est-ce que yéen fu mu nekk nii jotul yéen mii nekk ndaw ñu xam ne bon peut-être que yéen nañu yaakaar ci ngeen yore réew bi ëllëg est-ce que di ngeen di yëngatu ci loolu pour changer jikko yi changer comportement yi ak yeneen façon yi ngeen di doxalee parce que bu ñu seetee ci ñuy jiite yi seen comportement yi ñu am est-ce que xale yi tamit di foog ne loolu lu baax la wala loolu ça dérange pas est-ce que yéen yaa ngeen di ci yëngatu yaa ngeen di ci liggéey. waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim ñu ngi ziar Abdoul Aziz ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu yaa Oustaz. merci di am contentement partagé ak moom plateau bu toll nii. ndax li muy jàngale ci askan bi ak adduna bi. ñun ñëpp gis nañu ko. donc ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di la ziar. jërëjëf di ziar Soxna Rose vraiment moom it ci disponibilité bi démb waxtaan nañ ma ak moom ci li nga xamante ne mooy thème bi. mais bala muy ñëw ci question bi damay ñëw ci li nga xamante ne moom la Rose doon wax léegi muy éducation. ak ni nga xamante ne noonu la yàqoo ci jamono ji ñu toll. te ñu koy gën a def ñu gis ci jeunes yi mu nekk loo xamante ne man damay jàpp ne dafa nekk loo xamante ne problème bu partagé la. benn bi ci jiitu damay ñëw ci ñi nga xamante ne nii mooy parents yi ndax tey sa doom soo ko juree da nga ko war a yar d'abord. bu ko defee su ñëwee ci école bi dina am comportement boo xamante ne nii. fi mu jóge nit ñi dinañ am yaakaar ci moom. beneen bi muy ñëw ci ñi nga xamante ne mooy enseignant bi walla professeur bi donc da ngay gis ne tey ñi nga xamante ne ñoo yor ndaw ñi war leen a jàngal et peut-être ni ko oustaz waxee seeni âge ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy jàngal dañu tolloo tellement pour ñu joxante respect ak responsabilité bi dafay xaw a doy waar. ndax tey man Abdou Karim su ma maasee tey Rose mu may jàngal. tey du ma gis li nga xamante ne moom la may jox ci xam-xam mais damay jàpp ni kii man ak moom ñoo maase lan moo tax mu may wax loolu wala mu may def loolu yi te or que loolu mu may def loo mooy sama njariñ ëllëg ndax nit ku nekk ñaan nga yàlla dem ba toll foo xamante ne nii tey di nga mën a awu sa papa awu sa yaay mais su fekkee da nga wane benn irresponsabilité
wala benn maanaam manque de comportement bu baax jëmale ko ci li nga xamante ne moom mooy sam jàng wala mu jëm ci sa avenir ëllëg je pense que képp kuy jeune am comportement bu mel noonu war nga ko changer war nga amaat beneen gis-gis war nga amaat beneen taxawaay parce que jamono ji ñu toll nii boo xoolee jikko yi yàqu na tellement pour ñu defaraat ki il faut une très bonne communication boo xamante ne dafay am entre les populations l'État du Sénégal ak ñi nga xamante ne mooy parents yi ak ñi nga xamante ne ñooy jàngal xale yi loolu il faut nit ñi di ci communiquer di ci waxtaan muy ci rajo yi muy ci télé yi muy ci li nga xamante ne mooy réseaux sociaux yi parce que boo xoolee manque d'information boobu mooy waral nit ñi tey duñu gis li nga xamante ne mooy la réalité parce que boo xoolee réseaux sociaux yi ak télécom yi maanaam lu bëri duñ ko wane ci wàllu éducation te loolu tey xale bi bu fekkee ne tey loolu rek lay gis divertissement lay gis mais day jàpp ne divertissement boobu moom moo baax tey boo xoolee téléfilm yi ñuy teg mais xale bi daf koy réciter mais bu dee am jàngam la mais du ci xam dara te téléfilm bi day réciter lépp du début à la fin kon je pense que ne parent bi am na responsabilité boo xamante ne war na ko jouer ci digganteem ak xale bi mais aussi tamit ki nga xamante ne mooy éduquer war na mën a am moom it comportement ak responsabilité boo xamante ne quel que soit âge bi mu am su taxawee jàkkaarloo xale bi dina ko jox cër donc je pense que ne ci côté boobu noonu la ñu war a vraiment dem ci débat bi beneen bi muy xale yi surtout ñun ñi nga xamante dañuy politique ak kilifa yi nga xam ne ñoo yor état tey boo xoolee ci télé yi ak rajo yi jikko yu bari politiciens yi dañ ko yàq te ñun ñi nga xamante ne on aspire être des dirigeants demain waruñu copier ci lu mel noonu ndax tey bu fekkee da nga bëgg a jariñ sa askan jariñ sam réew da ngay moytu di wax loo xamante ne day taalum réew wala nga moytu di wax loo xamante ne sa morom bu ko déggee am ci loo xamante ne mooy déception wala nga moytu di wax loo xamante ne da ngay sulli ay secret wu doomu aadama parce que y a des choses yoo xamante ne nii c'est intime ci nit bi mais bu fekkee ne tey ñun xaste wala wax ju ñaaw wala saaga léegi moom la ñuy politiquer je pense que ne vraiment waruñu dem ci genre débat yu mel noonu. Macha Allah débat yu ñu war a dem mooy des débats d'idées des débats intellectuels mais des débats yoo xamante ne dinañ jariñ réew mi ak askan bi foofu la ñu war a teg suñu tànk foofu la kilifa yi war a dem mais aussi foofu la kilifa yi war a gën a accentuer wu li nga xamante ne nii mooy le développement du Sénégal donc je pense que ne loolu bu ñu ci taxawee yàlla mën nañu ci defal ndam ci li nga xamante ne foofu lañ jëm ak année yi ñu jëm nii. mais jikko yi oustaz. jikko yi laa bëgg parce que daf ci laal sànq. ma bëgg a xam jikko yi soppeeku. lan moo ko waral ndax télé yi la wala ndax dëkkuwaay bi la wala naka lañ koy waxee sax ci wolof. wala jàngale bi la. dëgg la Abdoul Aziz xam nga arab ba daa wax ni ay bokkam dañoo takk ay tànkam takk ay loxoom sànni ko ca ndox ma ne ko moytu la tooy. ay bokkam dañoo takk ay loxoom takk ay tànkam sànni ko ca ndox ma ne ko moytu la tooy. su fekkee ne nii réew mi tëddee ñun ñëpp ay sénégalais bu ndaw bi ak bu mag bi ñëpp ay sénégalais lañ. donc su mbeñ gi bañee ci mbaññaxaan mi day bañ ci ndaw ñi dafa am loo xam ne gone mag mu ndaw la mag tam gone gu mag la kon lii na ci mag ñi Aziz mooy na ci gone yi mënu ci dara suñu fexe woon ba yépp sérieux rek gone yu sérieux dëgg la de. waaye su fekkee dañu ne xale yi yéen nag jub leen te ngeen bàyyi noonu nu neex def loolu kat du yomb lool te it sunu njàngale doos du nu jàngal sunu réew ñun ñooy ñan ñun ci sunu école yi dañuy jàngal kan mooy tubaab bi dëgg la. nga mën a lakk mën a tuuru doo dem virgule doo dem point doo ko wanaasu ba tubaab bi ci boppam sax ni nga fonke tubaab fonke wu ko noonu benn ba ca tege mooy mu fexe ba nga xam ay maamam dëgg la. xam maamam yépp nga xam leen mu fexe ba géographiquement nga xam lan mooy France
te fii ci réew mi ko boo ne ko woon déendey fu mu nekk mu ne déendey dëgg la. dégg nga noonu lañ koy toppee ba fi nekk boo fi waxoon ne sëriñ diw ak sëriñ diw ak diw du ñu dem waaye tey boo ne woon Bob Marley kuy baayam nu mu def lu mu njëkk a way lu mu mujj a way fu ñu ko rob yooyu yëpp gone dañ koy xam parce que loolu lañ leen di wan léegi nag loolu lu ciy defar jikko da cee bëriwut ndegam am na ci li defar jikko daf cee bëriwut ndegam am na ci moo tax fi ne yooyu nga xam ne mooy xew ci gone yi loola Mame Mbaye Jaxate waxoon ca wolofalam ba àdduna yàqu na kat ñu ne ko waaw mu ne gone yi yàqu ko kat ñu ne waaw mu ne mag ñee ko yàqati kat ñu ne waaw mu ne ndax ñoo fi def lu ñuy tere dëgg la. loolu aw taalif la waxam ne bi kenn ci suñu mag ñi moo ko doon wax donc ndaw ñi ci mag ñi la ñuy roy mag ñi war a wan ndaw ñi lu nu teg seen bët léegi su boobaa nag lépp day jaar ci woon dana ma sàmm suñu benn sportif Abdoul Aziz ku ñuy tuddee Lamine Diack defe naa xam ngeen ko Lamine Diack daa ma sa ñëw Sud FM ñu dalal ko di ko laaj nag ci wàllu sport ak jikko ñu ne ko yéen seen temps lu tax ngeen man sport ba noppi seeni jikko baax Ndey Faatu Si moo ko laajoon fii mu ne ko ñun sens bi ñu amoon mooy li école di bañ moom la kër gay bañ moom la mbedd mi bañ moom la terrain bañ donc foo ci dem rek la nekk fee mooy continuer li nekk fii mu ne ko sens boobu la ñu am mais léegi loolu dañ na da ngay gis gone ñu tere ko ca école ba lu ñuy tere mu ñëw fekk yaayam ni ci leen nga tere ko fa lu ñuy tere mu ñëw fekk papaam ca la nekk te xale bi du wax ne sama papa baax day wax ne jàngalekat bi moo xamut mais sama papa moom du koy jum foofu lay commencé teggi nag jaar ci yoonu teggi yàlla nu yàlla dimbali waaye affaire bi yombul de affaire bi yombul léegi loolu tax na man ma xaw a jaxasoo sax quand je dis su may wax jaxasoo mooy li ci ne yëpp dafa profond dafa ne ci biir a biir te malheureusement j'ai l'impression que dañoo seetaan ba yëf yi fi mu nekk nii commencé di yëgg ay degré yoo xamante ne kenn mënatu ko tenir parce que bu ñu demee ba comme ni ñu koy waxee sànq gis élève buy toj bopp professeur am waaw gis élève bu jël paaka jam professeur am waaw ñu ne la doo def nangam sàngam ci classe bi nga génne table banc ya taal loolu c'est le sommet waaw ni ñuy am ay Amérique ñuy ragal parce que élèves yi dañuy dugg ak ngàndaay ci biir classe bi bu ñu seetaanee tuuti ci loolu lañ jëm waaw parce que ba ñu doxee jëm fa dafa yàgg dëgg la yàgg na moo tax ma ne dafa profond dafa léegi est-ce que tamit ñun parce que dañuy wax rek gis nga dafa am loo xamante ne tam il faut ñu wax ko mooy Sénégal ñun ñëpp ko bokk mënuñu toog di seetaan yenn yi di am ba pare ñu mu mel ni comme si intéressé wul kenn il faut que télé yi ak rajo yi nekk ci dëkk bi ñu arrêté di def ay médiocrité ci seen chaîne yi surtout bu ñu toogee ay animateur di xeex bu ñu toogee ay animateur di xas seeni ay invité bu ñu toogee ay animateur di wax bu leen neex te bu ñu ko defee ñaari fan ci biir internet bi wala ndangam ak sàngam mu jeex dootuñu ko déggati dootuñu ko waxati il faut loolu ñu arrêté ko il faut mu am ay sanctions yoo xamante ne mooy permettre à ce que nit ki lu jëriñul askan bi doo ko toogati di ko wax divertissement dafa am mais njàngale ak ubbi bëtu nit ñi tamit dafa am man de léeg-léeg ma ne Sénéra mii li ngay wax nii daf ci am part de responsabilité tout à fait waaw d'accord oustaz man nag lenn la d'accord waaw Aziz déggatuñ la waaw xam naa juste mu dafa am ku nekk ci ligne bi d'accord ok donc xam naa du ñàkk ci kanam oustaz loolu lan nga ci bëggoon a wax man lay gis li ma ci bëggoon a wax mooy penc mi ñun ñëpp dañ koo bokk rajo war a am lu mu def télé war a am lu mu def école war a am lu mu def terrain war a am lu mu def kër gi war a am lu mu def def yooyu yëpp bu àndee kenn du fi jàdd waaye bu kee di def lee kee di yàq kee di def lee kee di yàq waaw léegi tey ñu am na ku nekk ci ligne oustaz Bal ñu jël ko waaw salaamaaleykum allo salaamaaleykum allo waaw
allo. waaw ñu ngi lay dégg soxna si. salaamaaleykum wa rahmatulah. aleykum salaam wa rahmatullah. ñu waaw dama bëggoon a dugg ci émission Abdou Karim boobu. ay ca bismillah. ah. waaw bismillah ñu ngi lay déglu. dama bëggoon a dugg ci émission Abdou Karim boobu. waaw da ngay déglu ci téléphone allo bi. waaw Abdou Karim. waaw ñu ngi ziar. allo. wala oui, soxna maa si ngi da dégg. ngay déglu ci téléphone bañ a déglu ci rajo bi comme ça nga mun ñu dégg. da ñuy déglu ci téléphone bi. naa téléphone bi lay bëgg di waaw. déglu di déglu ci rajo bi mënul en nekk. général mooy def loolu duñu mën dégg bu baax. donc Oustaz, yooyu nga xam ne de lu ci nekk dañ koy canaliser ci mën koo jot lu ko may bu fekkee ku nekk loo ci sëbaxal mu dem noonu rek lañ koy defee dëgg la. ku jot rek jëf te nit ñi léegi Abdoul Karim mën naa yendu fii def benn émission mu dem ba ca kër ga xool am 100 vie téeméeri ko seetaan jenn waay nekk fi def loo xam ne kenn ñëppay mer mu àgg am 12 millions nangam ay dëgg vie la moo bari si réew mi xam sax. nga loolu moo fi loolu bëri. loolu nag jëmul kër mais léegi loolu lan lañ ko mën a jàngatee c'est-à-dire est-ce que du nit ñi ñoom ñoo bëgg médiocrité boobu noonu c'est-à-dire lu nga xamante ne amulu leen benn njëriñ mais mu doon kaf ak fo. waaye xëyu ñu àgg ca wax nga ko léegi dañ doon booba la ñu wax ne stop processus la. voilà bu ñu doon stop mën naa am duñ fa àgg waaye dañoo bàyyi rek ñuy dem ba la xam doy na léegi ban loolu nag fan lañ ci war a toll fi mu ne nii est-ce que waruñu def man je me dis que ne ni ngeen defee woon yàggul dara campagne pour borom ñaari tur yi def ko ñëpp taxaw ñu def ko ay sitting ak xeex ko wax ko est-ce que du noonu tamit la toll na fi mu nekk nii ñu def ko pour suñu éducation njaboot gi. ah kay ñi yor wàllu wóolu saa boo gisee ne dara ngay jàppal ne bi ngay xalaat ne war nañ caa jóg ñoom ñi ngay xalaat nuñ cay jóge dëgg la. ndax wolof nee na loo ne su ma doon buur def ko ca la buur xëy loo ne su ma demoon buur def ko loola ca la buur xëy moom kon ñu ngi ci bàyyi xel baax a baax ndax penc moom ñun moom rek la ñu am amul ñaar nationalité déedéet. waaw kon li fi nekk jagal ceeg jéem cee liggéey rek moo nu war waaye daal fi nekk ni moom bopp yëpp ubbu doy na waaw waar de. jërëjëf doy na oustaz excusez-moi ay Allez-y. waaw micro bi dellu si waat na Dellu si waaw waaw léegi oustaz sànq dama doon wax ma ne c'est vrai que waa CNRA ñu ngi am du luñ la won rek nga war a mën a bàyyi sa njaboot seetaan ko est-ce que responsabilité est-ce que du ci waajur yi du ñoom ñoo ci war a gën a responsable parce que lu gën a ñaaw loolu ñu ngi koy wane ci télé yenn télé yi mais pourtant du ñu bàyyi seen doom seetaan ko. est-ce que du parents yi ñoo war a. d'abord ñan ñoo koy censurer. ça veut dire les parents ça veut dire ñoom ñooy censurer yenn chaînes yi ba nga xam ne du ñu seen doom yi du ci mën a am accès. ça veut dire donc est-ce que du parents yi ñoom ñoo war a jël seen responsabilité seen kër ah ñu mun a war a organiser lan la seen i doom yi di war a seetaan. waaw loolu Abdoul Aziz jàppalante wala war a doon jàppalante ku ci ne da nga war a jàpp fi nga war a jàpp ba demee Bambilor léeg la gis fa xale yi di fubal ñu ne grand contre petit bi grand contre petit xewee la petit man grand yi grand contre petit moo doon mag mu gis gone rek sa gone bu defee lu jaaduwul yaa koy jubbanti loolu mooy grand contre petit mais léegi fi nekk ni boo romboon xale ne ko sa bët bi soofa nga ci papaam yóbbu la police loolu lay benn bu ñaareel ba téléphone bu télévision bu ndaw bi ñu tuddee téléphone li ci gone yi man seen parents yi mënuñu ko ci Abdoulaye si man sama téléphone fi ne su ma demee sama doom laanal ko defal ma ci application nangam dindil ma nangam du mat 2 minutes mu ne nii baaram bi nii daal may jox man musuma gis loolu mas naa dem sama daara jële ca Mbor ngone si dañ naan mat naa dal jàng ak mënut a dal jàng mu ñëw mu ne ma aal ma sama iPad bi naan baaram bi nii naan baaram bi bëggee na fa 3 wala 4 jeux yoo xam ne man xawma fu mu ko jubbanti donc yu mel noonu te li ci télé bi ma nga ca téléphone ba kon kay ñun li ñu war a def mooy ñi war a dindi jéem a dindi ñi war a jubbanti jéem a jubbanti ñëpp ànd di ko def parce que nag bu yàqoo nun ñëpp la yàqul yàlla nun yàlla dimbali amiin yaa rabbi. waaw Abdou Karim waaw man je pense que damay rejoindre li oustaz wax mais
bala muy ñëw damay nuyu le premier magistrat de la ville de Bambilor muy honorable député maire de la commune de Bambilor monsieur Ndiagne Diop maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di rafetlu liggéeyam bi nga xamante ne moom lay def au niveau de la commune de Bambilor mais aussi di ziar ak nuyu jeunesse su Bambilor yëpp ndax c'était pas évident yaakaar dafa fort boo nekkee jeune plus de 8000 jeunes. ñu jël ko ay ca bismillah salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ñu ngi lay déglu. allo. waaw. waaw sëñ Abdou Karim. waaw soxna Maada ñu ngi ziar. allo waa sëñ Abdou Karim ziar nañ la bu baax waay. ziar nañ la bu baax magu jàmbur. suñu monsieur le maire bi nii. jërëjëf. ziar nañ la bu baax a baax. jërëjëf. yow noo tudd. allo. noo tudd. Maada Siis. Maada Siis. Bambilor. Maada si Bambilor. waaw. da ngaa yor njaboot. boobu. ma ne da nga yor njaboot. ah. da nga yor njaboot. waaw waaw. waa léegi ci thème bu ñuy waxtaan ni ci yarum gune yi yarum xale yi lan nga ñu ci mën a wax ak lan nga ñu ci mën a dolli. njaboot gi de léegi kenn mënatu ci dara ndax tey yàq ñu ñoo bari. ay ndax. réew mi nga ne ndax dafa metti. nga ne ndax. réew mi dafa ma ne ko njaboot gi fi mu ne nii. waaw. pour defar leen da dul yomb. ok loolu yomb de mu war a ne. da dul yomb. ndaxte da ngay jéem rek ci li nga man ci li nga man waaye moomu Abdou Karim. ci suñu xale yi gox bi moom jàpp na ci bu baax a baax a baax a baax. allo. waaw ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu. jàpp na ci bu baax a baax a baax ndax kenn ku nekk mu ngi lay xoolal loo mën a def. dëgg yàlla ci noonu xale la mais xale bu jàmbaare la. ñun ñii doom la ci ñun. bokkuñu sax suñu dëkk dañoo bokk dëkk bi rek. ci déglu émission bi nag wax dëgg yàlla mu am solo lool macha allah. d'accord waaye moom mu jërëjëf ngi ciy bay waaram ci li mu man moom. alhamdulilah wax dëgg yàlla ñun ñii mag ñeet mu ngi ñuy jàppale bu baax a baax moom Abdou Karim moom. xale la moom xale bu jàmbaare la. loolu am na solo lool. billaahi ñu koy ñaanal yàlla rek yàlla jàppale ko. amiin amiin. soxna Maada Siis ñu ngi lay jaajëfal ci contribution bi. Abdou Karim wuyu ma nag Abdou Karim dañuy waxtaan rek je suis très kontaan naa si ñëw beeg yooyu yëpp xam nga je vois que ne yaa ngi bëgg a remercier sa ñi nga xamante ne ñoom ngay liggéeyal si wàllu bon c'est normal hein, c'est normal. C'est très normal. Non, c'est pas de la politique mais au niveau de la jeunesse de Bambilor. au niveau de la jeunesse de Bambilor maire bi wax na lu am solo nee na kuy jàppale jeunes yi nga xamante ne ñu ngi ci sa gox la. waaye nee na tamit yaru ngone yi lu jafe la. waaw loolu lu mu njëkk a wax moom xam nga loolu dafa graaw parce que. gis nga waxin boobu noonu mooy waxinu léegi la majorité. soo waxee sax ñu ne Sénégal de léegi de moom ñu ne Sénégal de moom léegi moom dootul Sénégal de dootul du mës a baax. mais est-ce que loolu du abandon nu ñu koy waxee ci wolof. bàyyi sa loxo bàyyeeku est-ce que du bàyyeeku. waaw mais Abdou Karim ñu bàyyi la nga eggali li. bon je pense que xam nga loolu li koy waral. donc maa ngi ziar jeunesse Bambilor yëpp. loolu moom mënuma ko woon ñàkk. wallaay ndeysaan wallaay vraiment ku ne fa nga dëkk nga am waaw fu ne nit ku nekk fa nga dëkk foofu nga am. wallaay donc yaakaar lañ am ci sama jëmm ji plus de 10 000 xaw ma 15 000 jeunes ñu jiital ma ci donc c'était pas évident. mais ma ñëwaat yow da ngay réellement da ngay politique ci sa gox quoi lan nga bëgg a nekk da nga bëgg a def mairie wala. ah mais bien sûr dama bëgg a nekk conseil municipal. waaw loolu xoolal man dama ne gis nga nit ku ne. oustaz ñii dëkk ci gox yi ñoom ñoo mën a dem représenter seen gox. parce que ñoom ñoo mën a xam métit yi am ci seen gox ñoom ñoo mën a xam lan mooy taar yi nga xamante ne am na man j'ai vu par exemple yàggul ci boori dara bis defe naa mu am agression bu fa am. waa ji génn mu ne xam nga lan la. ñun dootuñuy demati ay police ak di dem ak waxuma ne loolu mooy li gën de mais effectivement mu ne nit ñi dañoo war a organiser wu au niveau même de leur quartier xool xale yi fa ne liggéeyi ñu nangam sàngam ñu boole leen ñoom ci seen bopp ñuy saytu gox gi ñu nekk parce que avant da nga daan gis ku dëkk à l'étranger mooy ñëw ci gox bi di agressé wala di fa def naka su dul noonu léegi da ngay gis xale yi dëkk ca koñ ba ñoom ñooy def naka su dul noonu ku ne jël sa doom dugal sa biir kër ne man de sama doom deful dara wala man de sama doom bokku ci c'est mais Abdou Karim am na lu sax moo di en tant que politicien man te yaa ngi def politique yaa ngi bëgg a doon conseiller mais dama bëgg a xam yow par exemple yow lan mooy sa xalaat ak lan nga envisager war a mun a def parce que tu as 10 000 jeunes tu dis yoo xam ne ñu ngi sa ginnaaw mais lan nga war a mun a def pour que jikko yi ak
xale yi par exemple su fekkee ne tu as 10 000 jeunes qui sont derrière toi nga mun leen sensibiliser ba ñu am yar ju baax am comportement yu baax am jikko yu baax déjà c'est quelque chose c'est un grand pas tu vois donc yow ban stratégie nga bëgg a jaar pour mën a régler situation boobu parce que man ñëpp loolu mooy suñu problème Abdou Aziz loolu moom commencé nañ ko bu yàgg parce que nit ki aussi bu fekkee ne da nga jiite ay jeunes il faut nga jege leen parce que boo leen jegewul doo leen mën a sensibiliser doo mën xam seen soxla doo mën a waxtaan ak ñoom doo mën a xam fan la ñu jëm parce que am na ñoo xamante ne tey mën nañ nekk ci délinquance juvénile bi mais peut-être problème psychologique moom moo leen di jàpp wala tey un mal développement wala ñu bëgg liggéey amuñu ko mu yóbbu leen ci loo xamante ne peut-être daf leen di dépasser mais loolu yow mi nga xamante ne yaa bokk ak ñoom génération soo leen jegee di xam seen ay soxla di waxtaan ak ñoom di nga leen mën a sensibiliser waat indiwaat leen ci biir société bi tellement que ni peut-être bu ñu naroonoo yàqu dinañ xaw a changer ci nga xamante ne foofu lañ jëm beneen bi si topp il faut que aussi tamit autorités yi jàppale les jeunes parce que tamit quoi qu'on puisse dire il faut ñu wax ko xam nga état bu fi nekkee dafa war a privilégier le développement des jeunes muy l'emploi parce que emploi ak employabilité bu dee am na ci ndaw doo dégg ndaw bu sàcc doo dégg ndaw bu agressé doo dégg ndaw boo xamante ne aussi dafay tux wala muy def yenn yi parce que bu amulee activité bu muy def rek loolu moo koy permettre muy dugg ci yenn yi wala muy def lu bon mais sama xalaat bu gàtt moo di je pense pas que ñàkkum liggéey oustaz bu fekkee ne juum naa nga jubanti ma est-ce que ñàkkum liggéey est-ce que war na mën a tax yar bi soppeeku non baal ma tuuti oustaz balaa ngay kii ma développé Abdoul Aziz xam nga lu tax ma ne la loolu neewuma 100% loolu la mais loolu daf si bokk ndax xale bi aussi bu fekkee mu ngi am activité di liggéey di wàcc su sonnee dootul xalaat di dem fenn yaramam bu tasee su ñëwee li muy njëkk a xalaat naa reer tëdd noppalu ndax suba damay xëy mais bu dee loolu amul li ne ci boppam rek loolu dong lay xalaat pour def yar bi moom bu ñu koy wax dafay commencer ci li nga xamante ne mooy parent bi maanaam ci biir këram bu fekkee yaroo sa doom sa biir kër su génnee la nga xamante ne moom nga ko wan rek bu génnee loolu lay wane te aujourd'hui boo xoolee vraiment. ñu jël ku nekk ci ligne bi. waaw salaamaaleykum. allo oui dama bëgg participer ci émission bi. bismillah. Abdou Karim. ay ci bismillah. allo. allo oui maa lay dégg. tey c'est la journée Abdou Karim on dirait. waaw Karim c'est la. gaa yi ñoo jox seen nuyoo waa génération. waaw. waaw 2022 ñoo ko rek. ok ziar nañ leen. ñu delloo ziar ba. ok mais am na loo bëgg a wax ci thème bi wala. non man xam nga Abdou Karim. ñun ay jeunes lañ. d'accord yow ci loolu rek nga bëggoon wax daal. non dëgg am na lu mu si jolli am na lu mu si wax. ay ca bismillah dafa mel ni dem na. Abdou Karim xam naa sa gars yi diñ lay big up. waaw non man lii dafa am solo te dafa ma amal solo oustaz. maanaam yaru ndaw ñi ak message bi ñu war a jàllale dafa ma ñor trop. ndax lii biñ ci waxtaanee démb. ak keneen ni ngi ci ligne bi tam ñu déglu ko salaamaaleykum. maaleykum salaam na nga def. ça va alhamdulilah. ñu ngi si jàmm baax a baax. bismillah. waaw ñu ngi nuyu leen ziara. ñu ngi lay delloo ziar. dañu bëggoon a participer ci émission bi. di nuyu ñu si plateau bi ku si mel ni président. ñu ziar. ngeen di ziar bu wér a wér. donc affaire daal maa ngi déglu ñu ngi déglu émission bi ko rafetlu trop trop trop. parce que pour affaire éducation xale yi moom. donc Sénégal il faut ñu dellu à la base. dellu à la base maanaam mooy la ñu xool li fi mag ñi bàyyi si indi ñu delluwaat si parce que ñun dañu am ay réalité. suñu réalité yooyu suñu ko bàyyee rek nekk si leneen. te réalité yooyu ñu bàyyi nag moo tax ñu nekk si leneen. loolu nag pour ñu kii ga moom foog ñu delluwaat ñun lu ñu moom ñu jëlaat ko téye ko suñu loxo. ñoo ngi jàngale fii façon jàngale bu nekk mais ñun ñi nga xam ne moom la ñu moomee te dañu ko jàngal. loolu mooy xam-xam pour man. dëgg la am na solo. dëgg la. allo. waaw man ni dëgg la. li nga wax mooy dëgg. wallaay li nga wax mooy dëgg. loolu nag loolu li nga xam ne mag ñi bàyyi nañ ne jànguñu ko nag bu ñu demee jàngi leneen de gis leneen. dëgg la dëgg la wallaay. waaw te dañoo war a bàyyi dañoo war a jàngale fii mag ñi li fi mag ñi bàyyi su ko defee ñu xam suñu def suñu tànk. incha allah. waaw ñu leen di ziare bu wér. jërëjëf Abdou Karim ñu ngi lay ziare parce que Sénégal soxla nañu ay jeunes yu mel ni yow. jërëjëf sa côté éducation sa côté lépp.
donc maa ngi lay ziar bu wér encore di la nuyuwaaleel ñi nga xam ne mooy mouvement Gëm sa bopp bi nekk commune ko Bambilor fii. jërëjëf ñoom ñëpp ñu ngi lay déglu di la bàyyi xel di la ziar bu baax a baax a baax. d'accord jërëjëf di la jàpp tànk rek dëggal bu baax te bu baax yi quoi. d'accord incha allah jërëjëf Mohamed. waaw Abdou Karim man je trouve que c'est bien Abdou Karim am jeunes yi nekk comme ça autant autour de yow mobiliser wu xam ne da ngay def émission ñoom ñëpp mobiliser wu ça veut dire que pour yow diñ lay déglu yow soo jógee di defi dara yow donc yow ci éducation boobu noonu yow da nga ci am responsabilité bu énorme xam nga ñun au sein du foyer des jeunes bu Bambilor c'est la mère de toutes les associations képp kuy association dëkk Bambilor rek foyer mooy sa njiit. d'accord léegi nag ñun suñu tuteur. te ñooñu yow yaay seen njiit yow yaay CEDEPS la ak ministère de la jeunesse. am na ku nekkaat si ligne bi salaamaaleykum. allo waaw bismillah salaam wa rahmatullah. ñu ngi leen di ziare. ñu ngi lay delloo ziar soxna si. di rafetlu bu baax émission bi. jërëjëf. di kontaan bu baax suñu ustaas bi tey foofu. alhamdulilah. man nag présidente benn association bu tudd taxawu ndaw yi la. en même temps membre ànd sàmm jikko yi. macha allah macha allah. di wax ne lii nekk suñu réew mi dafa yéeme trop trop trop. man dama wax ne ne Sénégal xale bu am 13 ans bi mu fi génne àdduna ndax sàngara si la jigéen ñi waroon takku génn. waaye nag dañuy seetaan trop. lii ñuy jox suñu njaboot yi neexuñu tey neexuñu ëllëg ci réewu jullit lañ nekk. dama ne jot na ñun ñëpp ñu joxante loxo pour suñu avenir yi doomee suñu doom yi un avenir serein et un avenir meilleur que lii dañ di proposer man à mon avis je me dis que ne dafa mel ni dañuy tegal xale yi loo xamante ni daf leen di sànq daal. dëgg la. amuñu dara loo xam ne ñu ngi koy créer pour suñu doom yi sax éveiller di xalaat. dëgg la. vraiment ñu ngi rafetlu émission bi te maa ngi sant bi ma ci duggee. parce que man affaire éducation daf ma intéressé. donc foog nga ñëw nag teew nag. ci émission bi. waaw incha allah maa ngi ziare sama frère Baye Omar Gueye. macha allah kenn la ci ñun moom tamit liggéeyam rafet na ak yéen ñëpp incha allah dinañu jokkowaat incha allah. d'accord yal na yàlla defal ñu taw feex. waaw nag kii Paa ma jël sa numéro comme ça ñu mën la invité nga ñëw teew fii ñuy waxtaan ak ñun. d'accord waaye ne quittez pas. donc vraiment ñu ngi rafetlu dugg yi nga xamante ne moom la ñuy dugg. gis nga lii oustaz day wane ne rek ne sénégalais yi dañoo bëgg yëf yi changé. bëgg nañu mbir yi am amélioration. te luy changé lu nekk nag. foofu lay tàmbalee. wallaay. wolof daa wax ne yëg xam ne feebar nga taxut a faju. waaye ku yëg ne feebar nga jóg. yëg ne feebar nga yëg ne feebar nga. waaw ku xam ne feebar nga. mën ngaa xam ne feebar nga toog. waaye bis boo yëgee ne feebar nga. jóg faju ji. dëgg la. kon penc mi fi nekk nii ni jikko yi mel. dafa mel ni penc mi yépp ñoo tàmbali bëgg a yëgandoo. ni jikko yi nii waru koo mel. dëgg la. waru koo mel ci pénc mi waru koo mel ci barabu daje yi waru koo mel ci fenn ku ci nekk nag fa nga ca toll bay ci sa waru gar waaye li ci état gàddu nag moo ëpp liñ ci gàddu ñun ñëpp moo ëpp oustaz dëgg la waaye assemblée nationale bu ñu fa nekkee di xeex boo ko seetaanee sa xol bi day jeex tàkk léegi nag xale bi seetaan loola kooku ndax mën naa wal bi di ko yedd moom déedéet ñi représenté peuple bi ñi représenté le peuple sénégalais taxaw naan sa morom génnal booy génn ma lay caw booy génn loolu fan ñun fan lañ jëm ak mentalité bu demee noonu jax na léegi nag loolu rek mooy mbir bi te it penc bi comme ñëpp dañoo dëkk nekk ay sénégalais ñu ne na ñuy jàkk yéen nag jarul ngeen di jàkk ñun ñëppay jàkk wala ñun ñëppay yàqu si naa Aliou Roche dafa ma sàmm benn bés mu dajale gouverneur yi xam naa Abdoul Karim junj na ko sànq dafa dajale gouverneur yi nga xam ne ñoo nekkoon ci jamono yooyu te mbiilif leen mooy leen benn message rek laa am mooy loxo lu muy jariñ ñu ne ko liggéey mu ne bu ngeen sàgganee ba gone yi amuñu liggéey ba kenn fa jël fa yefi jàmbur balaa maa dagg loxoom dagg sa loxo yow mi ko yow mi responsable bi loolu leen wax loxo liggéey lay jariñ rik waaye fexe leen ba gone yi liggéey bu ñu liggéeyut ku fi jël yëfi jàmbur agressé bi danaa ko duma de waaye bala ma ko duma danaa duma gouverneur ba noppi door ko duma moom loolu lan lay tekki mooy kilifa yi jiite réew mi dañoo am part de responsabilité bu mag a mag a mag ci fii nga xam ne fi la ñu toll ak fii nga xam ne fi la ñu jëm te itam mel ni dëpp ñu waaw
il faut ñu man je pense que ne oustaz il serait temps que ñu am ay sanctions il faut mu am ci ñoom ci nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci njiit bi Abdou Karim xam naa ne dina la concerner ku mel ni yow tey par exemple gis naa ne vraiment ñëpp a ngi lay féliciter ci sa nekki nag sa façon ni ngay gérer jeunes yi mais est-ce que yow par exemple nangu nga ne tey boo nekkee ci loo xamante ne dafa joxe exemple bu dul yoon wala loo xamante ne xale yi mun nañ ko gis ci yow te tegginewul ñu teg daan ci sa kaw. ah mais bien sûr loolu moom tant que amul moom état bi du mën a normal société bi du mën a normal. xam nga bu njëkk dañ doon wax état de nature ak état social. bu njëkk état de nature nit ñi moom ak presque ak bàyyi ma yi ñoo yem. mais bu ñu demee ba changer ko ñu ne état social qu'on revient de la société mooy dañ ko organiser ñu am police am gendarmerie am nit ñi di sol yére di bokk ndey ñi di waxtaan ci xel ak xalaat. donc loolu bu xësee am ba ñu teg yu mel noonu état bi moo war a jël ay responsabilités am jël ay engagement am parce que tamit am na fu muy toll foo xamante ne peut-être ñun ñi nga xamante ne dañu yor ay ndaw li ñu mën mooy sensibiliser conscientiser waxtaan ak nit ñi mais on n'a pas les moyens pour jàppale ndaw ñi ñu mën a am xëy mais ñu am fu ñu leen dugal mais loolu ça y va de la responsabilité de l'État du Sénégal kon état bi moo war a créer les conditions yi nga xamante ne ndaw ni dinañ ci gis seen bopp tellement que ne bu yenn affaires yi jógee yu bari dootul xew mais xoolal ascendance bi am fan yi boo xoolee léegi ndaw ñi rek ngay gis ñuy jóg di wax di wane seen bopp mais bu njëkk Sénégal loolu amu fi woon. mag ñi rek ñoo daan taxaw ñun boo gisee ñu bëgg a taxaw pour wane ne dafay toll foo xamante ne ndaw bi il faut mu jël ay responsabilités am engagé ko pour mën a taxaw ci li nga xamante ne moom la ñu war a jëm. bu nekkaat ci ligne bi ay te ñu jël ko bismillah salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ bi. waaw. ma ne waaw bismillah ñu ngi lay ziar. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. sëñ Mohamed. sama sëriñ sëñ Abdou Aziz. naka yi tey maa ngi ziar. di delloo ziar. waaw di nuyu Tata Rose. maa ngi lay delloo nuyu bu bëri sëñ Mohamed. waaw di nuyu sama sëriñ Oustaz Aliou Sall. jërëjëf maa ngi lay fay nuyoo. waaw di nuyu sëñ Abdou Karim boobu yal na yàlla taxawu leen. yéen a ngi si thème bu am njëriñ. macha allah amiin yaa rabbal aalamiin. waaw mais man lu may faral di wax. dana wax ni problème éducation. si ñun père de famille yeeg mère de famille yi foofu la lajjee. parce que dafa mel ne ñun ni ñu suñu waajur yare ñun yarewuñu ko suñu doom. dama naan ñun suñu doom dañu leen yërëm dañu leen ruus wala dañu leen ragal. waaw parce que ñun ni ñu suñu waajur yare tey boo ko defee sa doom ñu ñëw ne la da nga soxor rek da nga lii da nga lii te xale dañ ko yar. te kañ la éducation commencé faussé ba ñu nee xale à l'école bu ko kenn dóorati. droit de l'enfant. topp tubaab si droit de l'homme ak droit de l'enfant ak kii xale xamul yàlla yar la xam. c'est pas par hasard que booy seet langue olof yar nekk éducation nekk kàcciri. parce que xale xamul yàlla pour nga waar ko def ko lii kii. soo ko bëggee éduquer da nga koy dumate doo ko gaañ. mu am ni kii boo tàllalee yar bi rek bu yar bi nekkee ci kaw rek dina xam ni lii su ma defee lii dina am. amoon nañ solo lool. waaye ku lay dem jàngi école classe su 120 élèves benn maître di leen jàngal nee na ko bul dóor kenn koo si dóor papam yóbbu la gendarmerie wala ku yaayam yóbbu la gendarmerie. ndeysaan. ñu nangu jàng nga teg leen si kanam ñu nangu nga bàyyi leen si ginnaaw. dëgg la. di jàngal ñi nga mën a jàngal. comme ñun dañu topp tubaab bi si seeni mbir ba ñun ñu yàq suñu mbir ñun. dañ leen raw sax. dëgg raw nañ leen sax. raw nañ leen parce que tubaab mi ngi yar doomam. ñun yaa ngi nii xale yi si télévision bi lañ leen ñun ba ñuy xale boobu télé en couleur commencé na vidéo commencé na. bu amee émission bu am importance dans la semaine duñ ko seetaan dañ koy enregistré ci vidéo bi boo samedi après midi wala mercredi ñu seetaan ko. mais jour jàng kenn du seetaan télé. mais léegi da nga ko sañ sa doom. waaw. et puis émission yi doon am sax ay émission yu amoon njëriñ la. dëgg yu yàlla amoon njëriñ. mais c'est vrai xam nga lu tax ma koy wax Mohamed waaw lu may tax may dëggal loolu.
dafa am benn dessin animé bu ma mës a seetaan bu Tom Sawyer. Tom Sawyer. waaw léegi dama gis ci dessin animé bi. waaw Tom Sawyer dafa am bon du moom sax moo ko defoon keneen moo ko defoon ñu jiiñ ko. mais ci dessin animé bi dañu wone ne. maître bi tendre ko par 4. dóor ko. mais xam nga ne loolu amat léegi loi bi permettre ñuy diffuser ay images yu mel noonu. c'est-à-dire même dessin animé yi sax léegi. amatuloo ci droit waxuma la sax film de mais même ci dessin animé yi sax amatuloo droit wane genre image yooyu. donc tu vois que avant même tubaab bi sax seen éducation sax loolu sax dañ ko ci boole woon. bien sûr dañ ko ci boole woon. mais ñun léegi moo tax ma ne ñun dañuy roy ba raw. Martinet c'est un mot français. kàcciri du mooy kàcciri. Martinet mooy kàcciri boobu bari car yi. waaw. c'est un mot français la français ñoo ko. mënut a ñàkk de. waaw. mënul ñàkk ba pare tamit kii tamit politiciens yi tamit ak télévision yeeg rajo yi tamit ñu ngi propagé man loo xam ne métti na ma lool. wallaahi. ku jóg benn koñ bu jóg amuñu ndox amuñu courant bu ñu ko fajulul on va passer à la vitesse supérieure. c'est vrai. que des menaces. c'est vrai ay menaces. dëgg la de. c'est vrai daf may métti ba si kanamu yàlla. c'est vrai. ñun population bi si boppam suñu yar moo def. il faut ñu démocratie moo teel si ñun. voilà ñun tolloo voilà ñu am démocratie dañu guerre ba régler lépp doog a ñëpp yaru ñëpp xam seen devoir ñu doog a def démocratie. ah c'est que dañu waroon formater suñu démocratie à notre manière. Voilà tropicaliser ko. voilà. dañu ko tropicaliser. maa ngi leen nuyu. merci Mohamed jërëjëf waay jërëjëf Mohamed ñu ngi lay ziar lu bëri di la jaajëfal oustaz ñu ngi lay. waaw kay jërëjëf moom suñu du ma wax sax si kër gi la bokk rek. laa ko mën a wax ndax moom wax dëgg yàlla macha allah lu ñuy def mu participer si. duggam bi am na solo lool wallaay duggam bi am na solo ah oustaz. duggam bi am na solo lool. waaye yooyu muy jàmbat ñun ñëpp noo bokk di ko jàmbat. wallaahi. wolof éducation yar la ko tuddee. te yar mooy karawaas googu. bul dóor ba gaañ waaye na fi nekk gis nga. mais Oustaz est-ce que du parce que mi ngi wax benn wax maa ngi ree ci suuf parce que mi ngi naan ñun dañu daan yar bu ñu daan yaree bu ñu ko yaree woon suñu doom yi mais am na si ñoo xam ne dañu leen traumatiser tamit. si ay dóor. déedéet est-ce que loolu moo tax ñu ragal a dóor seeni doom. c'est-à-dire yar ci boppam ku ne xam na ne yombut. waaw ñëpp mënuñu ko. wallaahi nogoy lim man xam ci yaram mooy yuuxu doom ja sëkkatal ko. buy am doole diggéen kër ga dox yitteem. donc yar yombut. waaye nag lim ci wax am na solo lool. mooy xale day war a xam ne lii ci kër gi dañ koy tere. Sud FM. lii ci kër gi dañ koy tere. xale da koy war a xam. mu xam ne kër gi dafa am chef bu ñuy wax baay. du dëgg. yaay ji di wan baay ji di wan xale bi ne ko chefu kër gi kii la. su defee dara buñ ne ko ba sa papa ñëwee dañ ko ko wax. mu am lu mu yëg. dëgg la. bu papa ñëwee même bu dul dóor. na ko yëgal ne loolu kat waru du fi bëri. donc yooyu moo amatul léegi. dëgg la nga wax xale bi rek mbaa sonnu école. loo jàng tey loo jàng tey mbaa nelaw nga nangam léeg-léeg mu ñëw yëg ci kaw kenn ñu ne ko non baal ko day fo. ñu nekk ci yooyu léeg-léeg xale yi mujj commencé di indi ay saagaal fi la xari jaar ñuy dem rek di bayal mu ak si fii. dëgg la léegi suñu école bii nan ko moom. jàng ci nun ñooy ñan. yan valeur lañ amoon démb. ñan ñooy ñi ñu amoon. nañ ko jàng ci école bi. kay référence boobu laa bëggoon dugg ci Abdou Karim. sànq ñu ngi koy waxtaane il faut que ñu am ay repères. léegi ci sama xalaat bu gàttan après nga ñu ñëw xam naa ne li ci des ci waxtu bi bëreetul torop. est-ce que tamit du jot yéen seen yi yow par exemple ci gox yi nga nekk. ngeen choisir ay nit yoo xamante ne jàngkat lañu ci seen i ñëpp xamee nañ leen jàng am nañu ay promotion yu xaw a baax. seen ay mag yoo xamante ne walla ay ndaw yoo xamante ne nekk nañu ci. éducation ñu dem ci publicité après ñu dem ci pub ayca kon bismillah ñu dem ci pub ayca Aziz. waaye. La vaccination contre la Covid-19 se poursuit dans notre pays.
Toutes les personnes âgées de 19 ans et plus, et en particulier celles ayant une maladie chronique telle que le diabète, l'hypertension, l'asthme et autres, doivent aller se faire vacciner dans la structure de santé la plus proche de leur domicile. Un personnel de santé qualifié les accueillera et prendra en charge leurs préoccupations. Se faire vacciner à la structure de santé la plus proche et continuer à respecter les gestes barrières sont des moyens efficaces pour se protéger de la Covid-19. Pour plus de renseignements, appelez gratuitement au 800 00 50 50. Ce spot vous a été offert par le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé en partenariat avec l'UNICEF. Je m'appelle professeur Ousmane Ndiaye. Je suis pédiatre. La santé de la mère et de l'enfant constitue un défi majeur, surtout durant cette période de Covid-19 au Sénégal. Et donc, nous devons tous respecter les mesures pour stopper sa propagation. Cependant, nous continuons à assurer les services essentiels dans les cases, postes, centres de santé, hôpitaux, etc., parallèlement à la lutte contre le Covid-19. Nous exhortons les populations, en particulier les femmes enceintes et mères d'enfants, à continuer à fréquenter les structures de santé les plus proches pour le respect des consultations prénatales, des accouchements, des consultations postnatales, de la vaccination, du suivi des enfants, des besoins en planification familiale et les autres services de santé. Nous, personnel de santé, sommes toujours là et vous attendons pour continuer à assurer une bonne prise en charge de votre santé et celle de vos enfants. Ce spot vous est offert par le ministère de la Santé avec l'appui de l'UNICEF. Vous êtes titulaire au moins du BEP dessin bâtiment, du BEP électricité, du BEP froid climatisation ou titre professionnel chef de chantier en BTP, le centre sectoriel BTP de Diamniadio vous informe de l'ouverture des dossiers de candidature au concours d'entrée 2021-2022 dans les filières maîtrise énergétique dans le bâtiment. Pour plus d'informations, adressez-vous à la direction des examens, concours professionnels et certifications, SIS en face Sénélec, Castor, aux inspections d'académie, aux centres régionaux d'orientation scolaire et professionnelle ou au centre à Diamniadio ou appelez au 77 740 17 79. 77 740 17 79. Date de clôture des registres le vendredi 13 août 2021. C'était la pub sur Sud. C'était la pub sur Sud. yéen a ngi ànd ak ñun ci suñu émission à vous l'antenne émission bi nga xamante ne askan bi nañ fi nekkal waxtaan ak askan bi ci li nekk ci xolu sénégalais yi li nekk ci seen xel ñi koy xalaat wala ñu koy bëgg tasaare ko waxtaanee ko ku ne wax ci loo ci moom. ñu ngi koy def saa su nekk tous les lundis et les jeudis man Rose Sène ak Abdoul Aziz ñoo leen koy jox tey nag ñu ànd ci macha allah ak suñu kilifa oustaz Alioune Sall ak suñu invité bi nga xamante ne mu ngi jóge ba Bambilor muy Abdou Karim ñu ngi kontaan trop vraiment ci seen nekkin ak ñun depuis 15 heures ba tey. xam naa ne li ci des bëriwul torop ma bëggoon xëy na rek ñu tënk yëf yi rek ba ñu mën ko gën a tàllalaat am na ku nekk si ligne bi ñu jël ko ay ci bismillah. asalaamaaleykum waaleykum salaam. waaw maa ngi leen di nuyu di leen sant di ziar ñëpp ñu fa nekk. ñu ngi lay ziar itam. benn mbir rek moo tax ma woote sànq dama leen dégg ngeen di wax affaire yar. ma bëggoon woon leen ni que rek li ngeen wax tellement dëgg la même ci yeneen làkk nasaraan yi wala tubaab yëpp am na si. anglais nee na spare the rod and spoil the child loolu mooy boo tegee yat bi yàq nga xale bi kon loolu mooy firndeel ñoom bi ñuy yar daanañuy utiliser loolu donc ñun mënuñu sukkandiku si loolu tey naan dañuy bàyyi yar xale yi ndax ñeneen ñu ngi koy jëfandikoo wala ñoom ñoo ñu koy imposé ñun kay dañoo nekk si lu ñu def mais même anglais yi nee naa leen boo gisee ñu am proverbe spare the rod and spoil the child ça veut dire que dañ ko doon utiliser
loolu laa bëggoon wax ci seen waxtaan bi jërë ngeen jëf. jërëjëf. dégg la Oustaz dégg nga ko. nee na anglais yi sax tuba en fait. je pense que fépp noonu la doon demee. ñun ñoo doon ay roy dàq. voilà comme ni ma ko waxee sax mooy mais Oustaz leen la bëggoon laaj moo di ci l'islam lan la l'islam wax ci responsabilité yaru doom yi. ak rëy dafa am jenn laay ju mag ju nekk suuratu Tahrim sunu borom ne yaa ayyuhallazina aamanu yéen parents yi qu anfusakum yar leen seen bopp d'abord wa ahlikum ak njaboot yi fexe leen ba bu leen dem sawara fexe leen bu leen seen njaboot dem sawara c'est-à-dire fexe leen ba bu ma leen mere moom seenu njaboot donc responsabilité foofu la mën a yem. foofu la mën a yem bépp parent boo xam ne yaa ngi ci biir kër yàlla nee na defarul yow d'abord defarul. boo noppee nag defaral njaboot gi. tàmbale ci jabar ja tàmbale ca doom ya ba ci surga si defaral ñëpp ndax lu ko mooy boo ñëwee ëllëg mën nañ laa laaj ñii ñu la joxoon lu tax defaroo leen. Rose ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax. ci responsabilité rëy na trop. mun ñu fee weesu. ndax da ngay ñëw yomal xiyaam sunu Seydina Limaamu mii ci penc mi. nee na da ngay dem yomal xiyaam gis ko waaxu ba dugg aljana des. diggante bi Abdul Karim fii lay toll. sa doom ne la niitie ne la man kat lii waxuma ko woon soo ma ko waxoon wanoon ma ko ku ñëw ku jàll ma jàll comme wanuma ko nag fii laa lay téye mu ne sunu borom ca maandu tega mooy waxtaan leen bu ñu waxtaanee mu wóor ko ne parent bi moo taxul li mu war a taxawee sunu borom buy teg sanction dana sanctionné xale bi de waaye dana sanctionné paa bi day jox wàllam mooy yow kat amoon nga 13 pour war na jàll aljana 13 amoon nga pour war jàll aljana léegi séddoo leen ko 13 divisé par 2 6,50 kenn amu ci moyen parce que 20 lañ soxla yàlla duma parent bi duma xale bi te nag loolu ci kër gi lépp la ko suñu borom di wax donc responsabilité Aziz munta gën a rëy loolu loolu mënut a gën a rëy loolu. jërëjëf sa laaj ba am sala bi. mais sanction à part bu ñu bisu penc est-ce que amoon na ay sanctions yoo xamante ne diñ ko doon teg fii ci monde ci dunya. ci kaw wayjur boo xamante ne. ñun li xale yi di matewuloo li xale yi di penc mi ni kay sanction mënu ko weesu jàngal xale ba jàng ma jeex nga ne ko dem leen feet mu taal say këyit taal say yëf. boobu sanction kay dara gënu ko métti bu métti la wala jàngal xale mu ñëw xaañ la mbaa mu toj sa bopp wala mu jam la paax yooyu sanction kay métti na lool bu ci yële tegee mu gën a métti. loolu doy na waar de mais est-ce que tamit lii sànq Mohamed doon wax defe naa Mohamed a ko doon wax de mu ne ni gars yi di génnee ci télé bi naan waaw bés bu ñu defee nii bu ñu paree dañuy passer à la vitesse supérieure menace yooyu. noonu forme de violence. forme de violence loolu sunu réew rek la ko nit ñemee. loolu sunu réew rek la ko nit ñeme réew yi ci biti boo menacé nit dutoo ko defati yaa ñëpp bokk penc mi lu tax nga naan damay def nangam te ñu bokk ko ñun ñëpp mais sunu réew moom amul sanction ñun suñu réew moom ki tooñ ñu ne ko waaw góor ki fayu nag ñu ne ko tax ngay fayu. man ci mbas mi laa bëgg ñu waxtaan ndaxte loolu yëpp ci yar bi la concerné. ndaxte dama gis ne que am na ay dëkk yoo xam ne bu ñu nee takk leen seen masque ñëppay takk seen masque ñëppay takk seen masque ndaxte dañuy dégg ndigal mais ñun fii suñuy réew da ngay gis ñuy takk seen masque sax barewul. te dafa mel ni bu ñu commencé génnee lii fi di dóor. ci la nit yi di normal di takk seeni masque parce que dañoo ragal liif et loolu est-ce que ci ñàkku yar la walla ñàkk xam la walla naka nañ ko mën a méngalee daal. xam nga dafa am ci penc bi lu ñuy wax laisser-faire. boo xasee am rek. lu neex baay def. sunu penc looloo fi am. yeneen penc yi communication bi ak message bi benn canal lay jaar. sunu penc ñéppay communiquer. te
communication dafa aajoo professionnalisme surtout waaye loo for sànni loolu moo ñu yóbbu fi ñuy àgg léegi boo ne ñàkk yi ñu ne la ñàkk jàmm loolu ñàkk yi baaxul parce que lii lay def nangam ki nangam nga ne masque ñu ne masque daf lay fatt fi la xari maanaam li ngay santaane am na ko taxaw ne du fi amee lu dëgg te dañ koy bàyyi mu wax ko wax joo xam ne sax dafay mel ni moom mii li wax mooy dëgg te nag mbirum santé dafa am boroom xam-xam yoo xam ne ñoom lañ ko war a laaj fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun sunu borom bi nga ñëw ci santé laaj leen ko ña ko yor bi nga ñëw ci leneen laaj leen ko ña ko yor tey su ngeen soxla woon football Ablaye Diaw ngeen di woo waaw am de mu ñëw fii toog bi ngeen soxla woon làmb ji ngeen woon Pape Dieng et cetera waaye ñun suñu penc bu fekkee ne ku bëgg a wax lu la neex wax dara du la ca fekk nga mën a jàpp ca télé ba menacer nit wala am mbooloo wala penc wala sax suñu ilimaan ji bu subaa nangam te dara du xew Abdoul Aziz loolu fi mu ñuy jëme du baax donc mbas mi loolu rek moo tax fi nekk ni demoon na ba ne wàpp bañ xawoon koo jekku ñu naagu bi mu jógaatee fi nekk ni ñun ñëpp la lakkal waaw na fi yem les jeunes de Bambilor est-ce que ñu ngi liggéey ou bien di sensibiliser di ñaax nit yi pour ñu takk seeni masque ñu mën a xeex mbas mi loolu moom Abdou Aziz naa ci kontaan bu baax pour tontu ci ndax ñun suñu bi mbas mi duggee suñu activité yëpp dañ ko annuler jëm ci sensibiliser ci jàppale nit ñi ci dem ci marché yi ci dem ci jumaa yi pour jox nit ñi ay masque ñun laa wax de jox nit ñi ay masque jox leen ay gel jox leen ay pot yoo xamante ne nii ci la ñuy raxasoo jox leen ay saabu def ay taa yoo xamante ne dañ ko séddale sax ñi nga xamante ne nii seen loxo jotul seen ginnaaw keroog bi ñu ko xaymaa mu ngi toll ci presque 700 000 monsieur le maire moo ñu ci jàppale mais li ci ëpp doole jeunesse su Bambilor képp kuy jeune rek dañ la ñaan nga joxe benn geste ñiy jënd ay gel ñiy jënd ay saabu ñiy jënd ay masque ñu dajale ko ba mu nekk benn loo bu am doole ñu ànd ak jeunesse bi nag dugg ci biir dëkk bi séddale ko ñépp képp ku war a am rek muy marché muy garage muy hôpital muy poste de santé yi muy sax ñi nga xamante ne ni c'est des privés dem nañ fa yóbbul leen ay lot eau de javel ak ay madar mais yow mi di jiite 10 000 jeunes est-ce que 10 000 jeunes yëpp vacciné wu nañu waaw donc du ma ne ñëpp vacciné wu nañ mais ñu bari fi mu toll nii ñu ngi daw di vacciné wu man de vacciné wu naa waaw ndax toujours moom boo jiitee da ngay wane un bon exemple man vacciné wu naa te fi mu toll nii yow Abdou Aziz Sànq da nga omettre question bi ngay laaj oustaz maanaam sénégalais moo ñemewul dee fi mu toll nii ñëpp a ngi daw di vacciné wu ji te bu njëkk da nga daan wax ñu naan non amul fii affaire bi ay caaxaan la ku nekk naan vaccin bi nii kii naan naa kii naan nee mais tey boo demee ci district yi wala nga dem ci hôpital yi wala nga dem ci centre de santé yi gars yi dañuy rang de te bu njëkk loolu amul woon amuloon rang c'est vrai bu may vacciné wu amuloon benn rang amul dama ñëw taxaw dem vacciné man kenn maa fa ne woon ak sama njaboot da ngay dem vacciné wu ñëw mais fi mu toll nii pour nga vacciné wu sax da ngay buruxlu loolu lan moo ko waral gis nañ ne jamono jii toll nit ñi ni ñuy wàccee liggéey jaaxal na nit ñi jaaxal goo xamante ni ku nekk da nga naan naa sauver sama bakkan loolu nag bu ñu ko defoon ci tàmbali ba li oustaz wax kon du ñu yegsi fi ñu yegsi mais lépp négligence la négligence boobu nag dafa commencé ci état bi ndax bi ñu demee ba commencé gagner affaire bi dañu wàññi communication bi te une communication mooy doxal am réew nit ñi bu ñu dee xam di dégg bu ñu ko bàyyiwutoon franchement dinañ weesu fii mais nit ñi aussi danoo naagu dañoo dem ba si biir naan waaye yow ñii buñ ñu sonal ak nangam ak nangam mais fi mu toll nii wax dëgg yàlla Sénégal foo dugg commune Bambilor sax laay wax fi mu toll nii nit ñi day ku nekk da ngay dandu sa morom ndax jàpp nga ne suba da ngay wàcc liggéey ndax tellement nit ñi nu ñu chaque jour ñu tàggee la nit kon nañ ñaan yàlla suturaal ñu ba teggil ñu li nga xamante ne mooy mbas mi fi nekk nit ñi delloowaat seen xel ci yàlla waaye delluwaat di jaamu yàlla waaye it ñu jël li nga xamante ne mooy mesure barrières yi ndax nit ñi bu ñu ko respecté rek yàlla mën nañu see defal jàmm mais aussi képp ku vacciné wul na nga dem nga jël sa vaccin ndax bokk na ci li nga xamante ne moo lay protéger mooy tax vraiment nga mën a dimbali sa bopp mais dimbali sa waajur bi nekk ci biir këram nekk mag
ndax ñun xale yi presque ñun ñooy vecteur wu maanaam li nga xamante ne mooy feebar bi ñoo koy jël di ko yóbbul suñuy waajur mais vraiment nañu delluwaat suñu xel vacciné wu xam naa comme dañuy ñaan damay profité waale donc di nuyu ki nga xamante ne moo tax ma ñëw ci émission bi muy Barka Diop Barka Sarr Diop vraiment Barka moom fidèle dëgg yàlla Sud FM la moom moo tax ma bëgg rajo bi fi mu toll nii amul beneen rajo bu may déglu loolu Sud FM fi mu toll nii moom rek laay déglu chaque jour te moo ma ci incité vraiment jàppale ma ci et bokk na ci ñi may gën a jàppale ndax tey man xale la mais soxla naa ay conseils soxla naa ku lay teg si yoon te moom noonu la def ak man je l'ai connu 2 ans avant mais une semaine la ma wax boppam la ma won aussi boppam tey bu ma xamanteek Abdoul Aziz mi moom moo tax su ma xamanteek Oustaz su ma xamanteek Rose moom moo tax kon vraiment kooku it mënu ma koo bañ a sant di gërëm ñëpp moom ci kër gi la bokk waaw di nuyu waa diaspora bi parce que ñun donc diaspora wu Bambilor bi yëpp maa ngi leen di ziar ndax maa ngi gis seeni félicitation ak seeni encouragement di nuyu sama benn xarit bu ñuy wax Mansour Ndion moom it vraiment sama xarit la sama doomu ndey. waaw mën nañu bàyyi ba ñu pare ñu ngi nuyoo yi parce que oustaz am na lu mu ci bëggoon yokk. loo bëggoon yokk sànq. waaw li ma bëggoon yokk mooy fi ñu toll nii comme toll nañ fii. ñun suñu réew. nit ñi dañoo ñeme ñiy tere li ñuy tere. suñu réew bu ñuy tere ne kenn du fi dox te ko masque ñun dañoo ñeme ñi koy tere. li tax ñu ñeme leen nag nit dafa am nu muy toll noo xam ne boo ko joxee bu jëlee léegi nga yab ko te sunu réew dafa am corruption bu dem ci wàllu yàlla yooyu te su ko xasee mel rek da ngay gis ne leen kon nun ñëpp dañu daal di yab ñooñu soo seetloo bi Covid bi ne tël gaa ñi génn ci mbedd mi di dumaaka def yëf nun ñëpp noo tàmbali mel ni ñuy commencé ragalaat ñun ñu war a ragal biñ teggee seen loxo ñu ñemewaat leen dëgg la waxuma sax nan nu dóor déedéet mais dafa am personnalité boobu daa war a nekk ci kuy tere lu ñuy tere ba pare mu am ay sanctions waaw Roche damay wax ne saa boo jaaree fenn ñuy tere ko fa jaar nga jaar fa te kenn defu la dara loola kenn tereetu ko dëgg la wallaahi waaw lii dañ koy tere Abdoul Aziz jaar fa fu kenn jaar moom mu jaar fa te kenn defu ko dara loolu kenn tereetu ko donc yooyu wax dëgg yàlla war naa am ci penc mi noonu danañu mën a ànd ñun ñëpp defarowaat yakkas ndiku doxe weneen doxen wu bokkut ak wi ñuy dox nun nag suñu penc léeg-léeg dañ naan nan yar gone yi te am na jamono yooyu même booy jàng école kër gi da nga fekk yarub diine te boobu mën naa ci am ay exemple waaw te boobu nga ci teg waaw dama ne ñun sunu penc boo daan jàngi tubaab sax da ngay fekk ci kër gi yarub diine léegi ñu daal di walbati yëf yi ne nañ teg fële diine yar gone yi yar beneen bu bokkute yarub diine parce que nous sommes laïcs mu jural ñu li mu jural lépp waaw mu jural lu ñu jural lépp yàlla nu yàlla dimbalee nga am mbégte ci mais est-ce que yaa ngeen di xalaat yenn ustaas yi ngeen jóg taxawu ci pour que jikko yi soppeeku laaj nga laaj ba am solo yar bi soppeeku yi tous laaj nga laaj ba am solo xam nga nun dañu néew doole ci yëf yi waaye noo nga ca kaar fexe naa ba samp fukki daara ak juróom ci Sénégal gii macha allah jàmbaar du dëgg luñ ma jox ma def ci fexe ba ndaw ñooñu fay ñëw ma jéem leen yar yarub diina ñi ciy góor ak ñi ciy jigéen def ci ñoom alxuraan buñ jàngee ba mokkal ma ne parent bi da ngay jël sa doom mu dem wala da nga ko fiy bàyyi boo dama ko fiy bàyyi ma dugal ko franco arabe jël programme national programme éducation nationale moom lay jël su ma paree nag rax ca man ya nga xam ne kenn téerewut ko ca rax te day defar jikkoy gone yi mu fab loola def ca nu continuer donc Abdoul Aziz loolu éducation civique nga koy tuddee li nga wax ne rax ca yi nga ca waaw mën na ko mën a comprendre daal mën na koo tudd mën na tudd éducation religieuse éducation religieuse mën na tudd ñaar yëpp
parce que penc mi ki nga yar d'abord da nga koy xamal moom mooy kan. luy nit d'abord. su paree xamal ko parents yi ko fi indi ñoom ñooy ñan. su jóge ci loolu nag nga yëg tuuti wax ko ki indi njàng mi mooy kan. boo ci noppi wax nag kilifa ñépp mooy kan. xale bu boo koy def noonu te ànd ak moom ci ngeen di dox ndànk yu baree bare mën nga ko soppi ci moom. waaw loolu nag ña nga cay góorgóorlu waaye nag néew ci doole lool na. dëgg la waaye nag sunu kamte lay kattan ndax sunu borom tegul kenn lu mënul. Aziz daf laa laaj mais loolu laa la doon bëgg la est-ce que yéen am ngeen est-ce que am ngeen ay naka laa ko mën a xaw ma nan laa ko mën a waxee est-ce que am ngeen parole ci ministère de l'éducation bi nga xam ne ñoom ñooy. décider am ngeen fa kàddu. waaw est-ce que am ngeen fa kàddu. boo jëlee daara yépp day boo ko boolee mooy am nañ fa kàddu mais boo jëlee individu bi nag mën nañ fa ñàkk kàddu ñu daal fañ am kàddu ñun mooy conseil économique social environnemental mu am nañ fa kàddu. bu ñu réunion lu jëm ci éducation nii man ca commission yooya ca laa bokk. ak commission jeunes yi. d'accord man ñaari comité parce que ku ne ñaari commission yi nga bokk. kon foofu man am naa fa kàddu. tey boo doon conseiller parents yi nga mun leen delloo seen xel ngeen mun leen jox espoir. pour naka nañu doxalee pour yar seeni doom. naka lan nga leen mën a wax. d'abord ñu xam ne yàlla leen ko sos. li ma leen njëkk wax mooy ñu xam ne yàlla moo leen ko sos. la ca tege mooy lu fi waaye am lu dul diine. bis boo fi jógee rëcc ko say mbokk rëcc ko. kon fi sa doom di dem di fa amee diine li nga def ci moom dana tax dana xam yow yaay kan. Abdoul Aziz dañu am menn màggat mu ñëw fii ci kër gi ngeen baal ma ci benn anecdote lañ ko tudde xaw ma ne ma sama doom yépp kenn jàngu ci alxuraan sama sët yépp kenn jàngu ci alxuraan kii laa ñaan bàyyam ba may ma ko ma bëgg dugal ko daara ma ne ko nangam inscription bi nangam la ñuy fay mu ne boo ko waxoon ñetti jàmm sax naa ko def mais Aziz keroog bi mu dugalee doom ja wala ba sët ba muy jàng 4 ans jàpp 5 mère bi faatu bi ñuy yóbbu di denc ci mère bi ñu la te ñëw xale bi weesu na sóoratu Mariama maanaam mocce kam bi moom dóor na ko mu jeex li ci des mooy nañ ñëw jàppale ko ci li ci des donc lan laa bëgg a wax mooy nit dafay am ambition ak bitu fii laa jëm sama doom ji lii laa ci bëgg fii laa bëgg mu dem du dëgg waaye jur bàyyi mbedd mi yomb na kat Rose jur bàyyi mbedd mi nii yomb na de waaye mbedd mi kan la lay tëggal xamoo ay booy xës la lay tëggal ay booy joo ay booy taf-taf yooyu la lay tëggal yàlla xam na ko mais yow soo ko jëlalee sa bopp nag au sérieux teete ko ndànk teey ni ku yar ëllëg mën ngaa am jiwu gone goo xam ne gii tabaarakallaahu am Sëñ Tuubaa nee na ku ñu yar dañuy teel a jóg fa kullu man baadara waxta sixari ilal hudastara waxtal kibari ku bëgg a yar da ngay teel a jóg yàlla ñu yàlla boole sàmm. amiin jërëjëf oustaz xam naa ne fu mu ne nii am na yeneen yitte yoo war a dox. waaw macha allah ñu war a yeew yi rek bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi. waaw tàggatoo bu dul tàggatoo. lu jub ci wax ji sunu borom la. lu ci jubut du moom man mii di leen jaajëfal ci li ngeen nuyu woo léeg-léeg ci jataay bi ndax bëgguñu am tiyaaba. dalal sunu gan gi Abdou Karim di ko jox nuyoo waa Sangalkam. ñi fi wooteeg Mbambilor ñu wooteeg ñu wootewul ñëpp boo demee nga nuyul nu leen. incha allah yàlla ko baax la. ginnaaw noo ngi nam na bi jéem. mën nañoo fekk ci li ñuy def. yàlla nee na li ko jaaxal mooy xëy te xëyoo. waaye wala si na jaahadu fii naa lanahdiyannahum subulanaa. bu ngeen kër-këree rek ma jàpp ci benn côté bi. dëgg la jërëjëf jërëjëf Abdou Karim parce que fu mu ne nii Rose moom mënul wax moom. Abdou Karim. waaw alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin ndax jàngaat nañ fi àdduna delloowaat nañu ci diine gën nañoo tegaat ci yoonal lislaam oustaz ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ziyaar di rafetlu lool bokk ak yow bi ñu bokk maanaam plateau bi ndax wax dëgg yàlla ñun ay ndaw lañ ay taalibe ay doomi jullit ay taalibe Sëñ Tuubaa kon bu ñu toogee fii bokk ak yow plateau bi
dañ ciy sant yàlla bu baax vraiment di am contentement ak xol bu sedd guy Abdoul Aziz ci yow ci sa vraiment ni nga manager émission bi ak question yu pertinentes yi ngeen ciy posé di leen sant bu baax Rose moom dañ koy ñaanal carrière am yàlla defal ko ci lim ci bëgg ndax wax dëgg yàlla bëgg na ko xam na ko te vraiment li muy invité nit ñi ci luy développer le Sénégal vraiment ñun kontaan nañu ci ndax wax dëgg yàlla man démb laa xamante ak moom mais jàpp naa ko xarit waaw boole naa la ci sama bopp waaw di santaat kilifa diine yi kilifa aada yi di santaat kilifa yëpp ñu dëkk Bambilor maa ngi ziar xalifu Bambilor Thierno Amadou Ba di ko ndokkeel di ko ziar di ziar porte parole am muy Thierno Malick Ba maa ngi koy nuyu bu baax di sama xarit di sama sëriñ di ziar honorable député maire de la commune de Bambilor ndax ñun bu ñu ñemee rek dañ ñoo déey di ziar population wu Bambilor yëpp sans exception surtout ndaw ñi maa leen di sant bu baax gis naa seen engagement ci sama wet mais aussi gis naa conseils yi ak xel ak xalaat yi ñu may jox pour rek Bambilor jëm ca kanam maa ngi nuyu waa commune Bambilor yëpp di ñaan yàlla nañu yàlla defal ndam di ziar aussi sama sëriñ muy sëñ Babacar Mbacke mu këbëroo borom Daaru Salaam ak Gaawaan maa ngi koy ziar bu baax ndax mooy suma wasila en tout cas oustaz tey delloowaat nga suñu xel tooyal nga suñu xol te tegaat nga ñu ci ak jaamu yàlla barka nag maa ngi koy santaat bu baax ndax lu ma ko sant doyul tey bu ma ñëwee fii moom moo tax barka Sud FM waaw vraiment moom it moo tax ma gën a bëgg rajo bi bis ni ki tey nekk naa benn auditeur bu fidèle bu rajo Sud FM vraiment jërëjëf Abdou Karim ñëpp di waaw kontaan ci sama soxna ak seen waa kër waaw mënul ñàkk nag waroon nga jiite foofu de waaw mënul ñàkk waaw vraiment bàyyi ma tëjee foofu rek ok maa ngi koy nuyu mama maa ngi koy ziar di nuyu yaayam di nuyu ñoom Sali di nuyu nag suñu waa kër di ñaanal sama yaay yàlla gën a wéral cër yi allahumma amiin waaw ndax ñun fi mu toll nii moom lañ dese waaw yàlla na yàlla bàyyi ko fi ba mu fekkee suñuy njëriñ di nuyu ñu ma dëkkal nag muy camp de jeunesse waaw tey fu ma yegg rek ñoom ñoo ma fa yeggal Rose waaw ñooñu nag moom fu ma yegg rek oustaz waaw Abdou Karim doy na rek fa yeggal waaw ñoom maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ok jërëjëf camp de jeunesse yëpp bàyyiwuma kenn jërëjëf ok merci beaucoup chers auditeurs man maa ngi leen di jox rendez-vous demain waaye à vous l'antenne revient jeudi incha allah dañuy continuer ci thème bi madame Ngom sànq bu woote ñu ngi koy invité pour mu ñëw participer ci thème bi parce que lépp lu ñuy wax ci yaru xale yi rek du doy il faut suñ ci mëneen di wax chaque jour ba xel yi dellu siwaat dina am solo trop jërëjëf oustaz jërëjëf Abdou Karim jërëjëf Rose à demain incha allah te yàlla bu ci kenn manqué alhamdulilahi rabbil alamin waaw Aziz maa ngi lay gërëm suñu invité yi ñu nekkaloon tey macha allah comme ni nga ko waxee rek di leen jox rendez-vous jeudi incha allah xam naa ni oustaz moom daf maa xaw a yëngal tuuti mais sant yàlla loolu yëpp sant yàlla la suñu borom yàlla na yàlla dolli jàmm si suñu réew sàmmal ñu suñu njaboot gi parce que njaboot gi daal lépp loo xamante ne ñu ngi koy def ci lu gën mooy suñu avenir ñun mooy suñu noflaay ñun donc yàlla nañu ko yàlla defal ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam